fekk ko mu samp ndëndam nga fël ndënd ma tàllal ko ay loxo amateur yëpp gis na yow dëkk nga diw léegi nag dëkk mbër yi léegi ci seen site yi la soo bëggee bëreeg mbër da ngay ñëw Baol TV ne nañ ma jox diw maa ko mën dama koy nangam dama koy sàngam mais tàllal sa loxo dëkk mbër loolu dara newu ci nag gis naa sax mu am ay détails ci diggante ak Tapha Tine indi buri indi coow xëy na place ba muy lamb simple jooju nekkoon drapeau Matar Ba xëy na bëre simple la xalaat nañ ne Reug Reug war faa tënk Tapha Tine ndax déggoowul waaye Reug Reug am na droit dëkk Tapha Tine Tapha Tine aussi war na xalaat ne war na mën a bëre Reug Reug muy bu bunt yi may ko chance ñu bëre soit dañ koy daan mbaa moom mu daan rek et je pense que Tapha Tine aussi amul problème boobu je pense que communiqué na ci bañul bëre Reug Reug mais na yëfee demee woon moo ko neexut Reug Reug aussi communiqué na ci ne daa bëgg a bëre ak moom dafa bëgg a yéeg ci kaw donc je pense que ne dëkkante warute indi benn problème ci benn mbër yaawu jaal sax vraiment bu ko neexee dem mu tëgg fekk Bombardier ba mu tàll ko loxo rek maa bëgg a bëre ak yow da ko bëgg désiram la wax point am na benn mbër bu mu ne seen mbër mi dina yéex am combat dafa daan Forza na ma kii dootuma bëri teg mu mukk te combat am dina jafe dama loxo yi comme weñ ma ne macha allah noonu la mel ku nekk rek ni nga mel waxuñu ko mu bàyyi dóor de su bàyyee dóor lañu koy dóor moom day wàññi su waroon dóor 10 mu dóor ñaar pour ay yëfam ñoom su demee ba ci kanam buy fi ubbeeku nag ba mu war a dajee ñoom Bombardier ñoom Balla Gaye ah ponkal yooyu nga xamante ne ñoo ne ci làmb ji teg ñeex mu bëgg a teg ñeex su boobaa nag mu génne ko ñu xam ne fii la safe mais moment bi daal ah ñu ngi ko mais xam nga combat tamit yow mi kii entraîné mbër mi gars yi foog ñu wax naan ay diw wutal ñu ko combat kenn du ko wut promoteur yi ñoo jóg tëgg ko promoteur yi moo yor ko param ne diw ak diw ñëw mën a indil dara mu dem doxi ko ñun liñ ci mën mooy di ko tàggat ak ku ñu xam ne da ngay tëgg làmb ñu wax ak yow fexe nga tëggal ko nga war ko fay 1 million ne mënoo ko fay 1 million genn wàlla 1 million ñu nangu pour bëgg rek mu bëre mooy li ma la expliqué sànq rek Forza ay prime dañu koy diviser par 2 pour muy bëre yenn saa yi dem nañ sax ba promoteur yi comprendre ne soo bëggee daal fay lu moins cher demal ci Forza ndax Forza jar na 20 millions mais soo ko joxee 7 millions sax mu bëreel la ndax combat jafe na ko loolu tam c'est normal dégg nga fi barki démb ñaa ñu annoncé ne lan ne Bombardier dafa war a bëri ak non non Bombardier dafa war a bëri ak Eumeu Sène nga ci journal bi laa ko lire suñu lamb ñu ne Bombardier 40 millions Eumeu Sène 50 millions ah non amateur bëgguñu boobu kenn wax bëri nañu barki démb ñaa yàggul mais Eumeu Sène mu ngi jóge ci 140 millions mais grand contre petit la ñu wax tamit est-ce que foogoo ne war nañ comme que ñoom bëri nañ te yàggul ku ne war nga mën a jox booy tamit chance lamb ji gën a ubbeeku xam nga grand contre petit boobu maa fii lu yàgg la ci làmb grand ak petit sax moo fi amul ñoom ñoo def seen bopp grand def ñuy petit waaye petit amu fi de petit bu mën a toog ci plan mat 130 kilos nekkatul petit kenn dañoo xam ne dëgg boo ko dóoree mu dóor la boo ko songee mu song la te bu yàggee ba yàgg yow mi woowee grand sax yaa naan bi ci suuf kon boog grand contre petit amu fi war a ubbi làmb bëri la parce que ñi fi nekk champion tey dañu leen ubbi loon kon boog ñoom waruñ mujj pousse bi dañu war a ubbi rek combat yi fi war a am bari na waaye nag coow li mbëri sax ba tey gisuma benn mbër bu lànk mais promoteur bu ko tëgg lañ fi gisul nag ñoo xam dëgg na promoteur yooyu seen i millions rek taxaw ci mbir dañu xool fu ma mbër na nga bëri 40 millions Eumeu Sène na nga bëri 50 millions loolu kii mooy ubbeeku na mooy comprendre nañ ne la fa newoon ba ñuy fay ko 140 millions ak di fay ko 100 millions wuti na ak jamono ji àdduna daal moo fi nekk su yëf yi wàccee da ngay wàcc bu yéegee nga yéeg ba tey dañuy dem ci sa xale dafa daggoon ba tey dañuy ñëwaat ci Jackson ak Pape Ndoye waaw Jackson Pape Ndoye sori woon naa ci trop coup yooyu xaaruñ ko woon ci Pape Ndoye exactement xaaruñu ko ci victoire def jël boobu xaaruñ ko woon ci Pape Ndoye ñëpp la bett booy xool Pape Ndoye lañ favoriser woon ci combat c'est dangereux ñaari mbër di bëri en général bu ñu favoriser benn mbër ma mbër bu ñu favoriser la ma doon demee ci 100 pour cent du ci na demee dèjà boo xoolee ko ma da nga xam ne Pape Ndoye bëgg na bëri yebaatee yëpp naa waaj dama koy fu mu fekk dama koy jàpp dóor ko duma ko daan ko jox ko ci mu ko doon jox bu ko respecté woon comme il le faut peut-être du woon demee noonu parce que atu Pape Ndoye ci combat ba keroog mooy affaire dóor sax amu ci woon importance bien vrai que xale yi lu leen conseil bu ñu ñëwee fa ñu génne seen safara mais affaire bi contact li la woon bëree mais tam mbër bu na bëreel tamit indi na xam-xamam xalaat ne moom dafa war a dóor Pape Ndoye bëri bi arrangé wu moom lu bari kon moom nañu xeex léegi ci biir xeex bi nag ñaar fukki kurpeñ yi mu dóor peut-être benn rek moo ko ci daaneel parce que kurpeñ nag lu jar a moytu la ci làmb surtout ñu koor la non bu ñu la dóoree kurpeñ c'est-à-dire nga amoon 100 déjà genn wàll gi dem na nga desee genn wàll waa ji am 150 donc yow wàññeeku nga ba pare
àggali mooy des moo tax ay taxaw ak dóor moom damay encaissé ku jàpp la lu ñuy tere xale yi la sa dóor du mooy ngi dara soo mu dóoree déedéet sa doom sax bu la dóoree nga xam ne dóor na la donc dans ce cas Pape Ndoye adversaire bi jekk na ko mal mëne ko ku pañ yi bari mu perturbé wu ba ni mu daanoo c'est une chose lu leer la kooku moom kenn du ko jeexaat donc loolu félicité Jackson rek ak encouragé ko tamit yéen ko moom benn combat évolué parce que ñu lañu bëgg xale yi ñëpp di évoluer ñëpp di doxal bu ñëpp doxalul su benn écrit xoolal làmb rek su benn écrit doxal mooy làmb dee na. mais est-ce que waxtaan ngeen ak moom. ah mais bien sûr bëri ko ci daan nag yéen a jëli après da ngay am gàcce. non mais c'est normal déggoo ñu ne làmb fola waaye ku daanu rus bi nag moom mooy daanu nga rus nga say nit mais daanu jël ci suuf rus lawul kenn daanu bonul mais daanu bañ a jugaat moo bon saa boo daanoo jugaatal fexee daan xam nga waxtaan nañu ak moom reprendre entraînement alhamdulilah alamin toog na lu yàgg nag loolu man toog naa lu yàgg gisuma ko woo naa ko tamit ba taay jëlul président war na ko ba taay jëlul mu làqatu ñëpp mais barki de mooy daje nañ saal fekk naa ko saal mu commencé entraîner expliquer ñëw nuyoo sugu père mu ne ko jël explication jaar nañ ci combat yi ñu gën a préparé gën koo foog nañ ko perte te gënooñu defarwaat rek moo fi nekk gën a yokk entraînement yi defar xeex bi ñu tël la combat nga am ko bëre effacé ko mbër daanul demal daanaat yaa ngi bokk ci course bi jeex na. ñu dem ci Gris 2 ak Reug Reug moom tamit kenn xaar bu woon ci moom jël bu rëy boobu. ndax moom tamit ne woon nañ ca xeex ba moom la. ca bëre ba moom la daan na ay champion d'Afrique Reug Reug moo ko waroon troisième xam ñu doon xaar loolu yëpp ci Gris 2 mu ñëw ñu xattar bi ko daan ko jël boo xamante ne kenn mosu koo gis ci arène nationale. boobu tamit xaaruñ ko woon ci moom après ñu sëf ko waa Fass. ne waa Fass problème bi foofu tamit lan la père. problème bi lan la moom mooy képp ku ne Gris 2 moo mun Reug Reug da ngay wax la neex man dama bokk moom ci naan yaa ko mën da nga koy jàpp du ma ko daan ko du ma ko def ndax xam naa niveau Reug Reug xam naa comportement Reug Reug gis naa ko mais il est compétitif mi ngi bëre te mi ngi bëre chaque dimanche mu dem ci àll bi bëre ji donc yaram bi bëre na su waree daanu sax mën na ciy génn loolu mooy différence mbër muy compétir ak bu dul compétir Gris 2 day toog benn année blanche te xam nga ne xale yi bu ñu amul combat du ma ne duñu entraîné de mais nañu war a entraîné duñ ko entraîné ñoom ñëpp sax la ku ci am combat moom di nga xëy di ci gont naan 3-4 fois par jour boo ko amul nag très souvent da ngay toog di dafa entraîné ntu mais nag Reug Reug même su entraîné ntoo chaque dimanche samedi mi ngi dugg ci àll bi di bëre di compétir song fàqat bëre ba su waree daanu entraînement yi la entraîné ci combat yi mu def ci bëre simple bi moo koy dimbali nga woon bokk moon ci ñuy wax naan Reug Reug Gris 2 moo ko mën moo ko dàq dóor bu ko jàppee dina ko dóor bu ko jàppee dina ko daan déedéet dama doon sax alerté Gris 2 ne combat bi ëpp importance sa carrière mi ngi nii ki ngay bëreel il est compétitif teguma ko ci Reug Reug dafa bari doole de teguma ci Reug Reug dafa mën a bëri dafa am ginnaaw de fi ko nit ñi teguma dama ko fa teg ne moom mi ngi bëri saa su ne te koy bëri saa su ne moom mën ko bëriwul saa su ne tam dañoo waxante dëgg ki ci nekk teg ji boo ko ci nekk ca dañ ciy nekk non ki compétitif suñu papa Bécaye Mbaye mu ne mbëri dañoo war dem di compétir di dem ci àll bi di mbappat comme Reug Reug bëre fii comme Serigne Ndiaye comme ñooñu du Reug Reug rek de bari na de Serigne Ndiaye waaw mais ñooñu mujj làmb ji nag ñoom franc ñooñu comme léegi ñoom nee na booyi dañuy am combat préparé ko benn 2 mois 3 bëri ko pare di sol ay tubéy di ko ceeg loolu du compétir soo bëggee dara faa nga def dara mooy nga ciy liggéey di ci veiller di entraîner ba nga xamante ne su jour ba même boo daanoo sax ñu xam ne def nga fulla ak fayda ak jom yàlla moo la may. yaa ngi répété li may waxoon léegi rek même chose nga répété waat loolu moom lu ñu ne jàkk lu ne jàkk lu ñu ne jàng kenn du ko jeex mbër bay dama ne mbër yooyu gis ñu bëri ci simple bi laa wax dañu jeex kenn du leen lim barki démb boo ñëwee am na benn xale bu ñu tudd Aada Bawal bu ma gis mu daan ay ñeenti ndaanaan am Mbuur te xaw ma ko sax mosuma ko gis kooku avenir la moo tax may làmb ji ci loxo yi ñuy bëri simple di ko booleeg dóor bi ci ñoom lay mujj ba tax na ñiy bëree dóor bi duñu sawar a bëri ñoom. moo tax sooy xool kon ñooñu looloo tax pour ñu am combat arène dafay jafe. Franc ku koy wutal combat. am na oui mais yan combat lay am combat yi ko ubbi la pour mu dem ci kanam mais ñooñu du seen morom. du seen nattangoo bokk ci jamono ji ñu toll nii ci làmb nga indi Serigne Ndiaye 2 teg indi Goro Sock teg indi ay Caaka Fay indi Selemele ñëpp xool rek seen grand yi nga xam ne ñoo jiitu ci làmb ñoom Pakala ñoom assurance tamit ñëw naka moom ci biir géew xam nga ne ñooñu ay Franc ay Serigne Ndiaye buñ ay Boy Faye bu ñu dee bëri ay Pakala
di bëri ak ay assurance di leen daan mbaa muy métti mbaa gars yi leen daan benn ñaar ñett ñu for benn sax avantage ci ñoom parce que ñooñu ay mbëru expérience lañu yu ne ci arène bi feeñ fa lii coor bu faas waaw moom tamit ku ñu compté ñoom grand bañ tiba hôtel ji dañoo bëri ak bëri bi waaye ki nekk Bawol waaye ndeysaan am na combat dégg naa sax de ki nekk Bawol waaye kii ne tey bëri ci lamb gi tout le temps waaye Libidor bokk rek Libidor moom moo bëri ak Serigne Ndiaye barki dem moo Ndiaye moom tamit il est très fort en lutte simple bëgg na arène perte na combat mais moom tamit dañ ko souhaité mu revenir xam ne defet tamit day am ci lamb après nga jàll daan ko jàll ci leneen bari nañ ci xale yoo xamante ne ñoo nekk ci lamb ji àgg ko lamb simple gi di ci bëri guddeeg bëccëg xool ñoom góor a soog rek bëri ji mbuur ki su bëgg dimanche ñu dem gaal gi bëkkante ji ba final boobu coono xale ko mun mag mënu ko de loolu la da nga am diggante 20 ans 25 ans jàpp 27 ans maximum ñooñu mën def loolu. mais booy xool biir écurie Fass daa mel ni Serigne Ndiaye moo ciy génn di compétir ci mbapat bi. moom kese am na ki nag ñee ñu ko gën tout temps Pape Ndoye année yee passé doon na compétir bii nag malheureusement bi mu waree dugg dañ bëggoon mu compétir mais malheureusement ci diggante bi dafa gàttoon desoon ay 3 semaines mu arrêté moom ñu moog Serigne Ndiaye de yëpp la ñu arrêté ndoo seen combat yi ñoo taxaloo woon mu desee ay 20 jours ñu leen arrêté leen simple bi ngeen concentré seen combat bu jeexee ngeen delluwaat ci mais Pape Ndoye bientôt mu takk def na licence simple ba pare bi bientôt mu duggaat di compétir pour am compétition am na solo ak yéen xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi écurie Fass ku ci nekk dafa la ñu licence simple xale yu ndaw yi ren Fass lañu njëkk a defal licence simple cuux yu ndaw yi am 57 kilos 25 kilos yëpp licence dem leen bëri yi fu la am laaj leen paas jox leen ngeen dem daan leen ñu daan leen amul importance l'essentiel mooy ngeen compétir ñaar fi mbër bu ñu dee bëri ku nekk ànd ak juróomi mbër rek déjà àddina la bu ku nekk amee ànd ak fukki mbër rek géew bu fees na kon yooyu yëpp tamit dafa nekk yoo xamante ne ñu war a lu CNG war a bàyyi xaar la géew bi dafa war a fluide le fait que règlement dafa ne benn bouteille ndox boo ko sànnee ci biir géew bi rek arbitre arrêté combat bi maanaam corps étranger lu dugg ci géew bi rek lu bokkul ak arbitre bi arbitré ak ñaari mbir rek bëri dañu koy arrêté parce que de moo jaay gis ngeen benn combat am ku wër na morom mi am ku ñëw di atte voilà day atte wala attewul wax ji bari na waaye daal ñëw na foofa waaw kon xam nga loolu du yëf. est-ce que nekkul tamit deret a ko yëngal. non deret daal mooy deret rek mais dañuy wax li anormal rek deret bu ne ko fa yóbbu woy ñu wër sa mbër ndo ma nga dem atte yooyu yëpp parce que organisation lamb ji enceinte moo des bu bëree jotee dama ne su bëree jotee géew bi daa war a féet dafa war a féex xanaa xam ne alkaati yi nekk ci biir enceinte bi sax yoon mayu leen ñu nekk ci biir enceinte bi te dañ fay nekk parce que lamba xajam rek football doo gis alkaati ci biir enceinte bi amul benn discipline ci àdduna booy dem fekk fa alkaati à l'enceinte sécurité bi la ñuy assuré à l'extérieur mais à l'intérieur benn assurance waroon doon dañu war am yéen ñu ko assuré mais policiers dañu fay nekk parce que bu ñu fa nekkul nit ñi dañu dal bu ñu fa nekkee duñu calme lacrymo ñu daan sa mbër moo xamante ne peut-être 100 000 francs lañu ko fay yàlla lañu ko fay ay milliards ñu daan ko mu génn ñu bi taxaw ci buntu stade ba joor xeer ci biir stade bi te kenn dafa ko dara dañoo daan mbërëm rek loolu supporter la ba tey yaa ma laaj supporter mu taxaw di sànni xeer pour jàkkaarloog policiers yi policiers yi taal lacrymogène yi ñoom ñu am problème ndax lacrymogène yi dugg na leen mais nga ne ci biir enceinte ba sol seen yére yu baax añ seen añ naan si ataay ñooy ko toog di saan lamb mais bu ñu ñibbee dañuy feebar barki Dembo Ndiaye bi ma dem ci combat fex naa Pape Ndoye ak Jackson la damaa dugg ba ci biir lamb ji xeer yi commencé jóge ci biti dugg ci biir ndekete simplement benn mbër bu doon bëri lañ daan ay gaayam génn ci biti commencé jur ay xeer ba may interview sax mënu dama sëqat ba bëgg a dee man tooñ nañ ma sama nekku ci yooyu jara dindi la mbër yi ñu war a propre la loolu encore li ëpp importance ci lamb mooy tant que CNG du def ne benn mbër du dépassé 15 personnes am lamb day dugg ci soxe dama ne dem bëri ji ànd ak 15 personnes ëpp na ci équipe boo gis 50 personnes la xam nga ñëpp mënu ñëw ci lamb ja mais entraîneurs yi ak équipe ba dañu am ay fayda def choix bi mooy 15 personnes la ñu wax ngeen seet yéen a xam ne ngeen ko bëggee damay jël 8 mbër fii jël 8 famille muy 16 ngeen lijjanti damay jël mbëri mais boo bëggee sa xarit bu ne toppale ca làmb ja amuñu fa njariñ sa xarit lañu oui say xarit lañu en dehors de làmb ji mais ci biir làmb ji sa waa écurie yi ñooy sa xarit ak ñooy resu ci mukaay su jeexee nag nga dem nekkaat ak ñoom sa xarit mais léegi làmb ji yàqu na yàquwaay boo xamante ne xarit yi ñoo ñëw na ci cumb ci biir bëgg a feeñ dong nag ak bëgg a fës ak yor ay butéel ak te xamuñu sax li butéel ñu jàll ci ki nga xamante ne soxna si xam nga dafa foog ñu leeral ko rek il faut que mbër yi copains yi xarit yi di leen bàyyi seen écurie yi bu ñu leen di bàyyi seen écurie yi làmb gi doom day set wecc ndax écurie boo ko toog yoon bu CNG yooyu ne lettre na ko 15 personnes nga am
benn bu ëpp kooku du dugg moo gën maanaam 15 personnes nga am ku ci ëpp 20 000 francs ngay fay ki ñu fay 100 millions mu jël 100 personnes fay leen ku nekk 10 000 francs 1 million la du dara ci moom kon boog ñu xool ne kon dañu ma bunt bi dafa strict partout en Europe foo dem ay concert de Bercy ay boxe ay MMA boo amul badge doo dugg boo amul bracelet doo dugg ak koo mun doon le président de la République mais làmb nag Sénégal mbër bi day ñëw ànd ak 100 personnes ñëpp war a dugg ñii dajji bunt bi ñii dakone enceinte bi tam nekk même chose loolu dañ ko war a nettoyer mu set bu setee làmb gi dafay neex non dafay xumb ñu xam ne lii sport la sponsor yi dañuy dellusiwaat ndaanaan yi bàyyi woon bëri xam ne seen dimanche bu jotee bu ñu tegee ba takk sax ngi départ dem lamb ji dañuy ñëwaat loo ko ci lamb gi léegi xale yu ndaw nga fi gis de njënd billet 1000 francs fees del lamb ji yuuxu ko ñu daan sa mën nga ñibbi booy xool sax grand combat yi indiwuñu nit ñi booy xool grand combat yi fi gis yëpp boo xoolee image yi da ngay gis tribune vide parce que xale yi feesal lamb ji ñibbi nañu yooyu yëpp yu wax a defaraat la tant que defaruñu ko nag lamb ni ngay mel rek ñu naan daa xajam ak yàqu naag yàquwul benn Moustapha ngay jóge fee ne jël naa Bombardier jël naa Eumeu Sène wala jël naa Gris Bordeaux jël naa Lac de Guiers taxawal ko parce que yor nga benn 200 millions boo xamante ne mu ngi ko tëggee lamb nga tëgg ko lamb benn combat am mais du noonu lamb gi dafa war a wasaaroo ba képp ku ne ci écrit yi takk ngeen am licence bëri tant que amul rek mooy lamb doxal. doxalu li nga xamante ne mooy jeunesse bi. fu ñuy jëlee relève bu dee ñi ci kaw rek ñooy bëri. booy compter tey bu ñëwee. moo tax ñu ne lamb ji ubbeeku ñu def ko grand contre petit. macha allah mais loolu ñëpp souhaité mais attends loolu gars yi bañ ñu ko de boo loolu dama ngi war a bëri Ama Baldé. waaw Balla Gaye nangu naa bëri ak. Boy Niang. waaw bien sûr moo ko wax kay si jur ñoo ko wax di réseaux sociaux yi nee na du xale kenn mayu ko chance tamit loolu kay bëgg na bëri ak moom. après am na ay coow rek ay yaay papa ak xarit moom gedd na bëreetul wax dëgg la parce que Balla tamit kilifa la ci làmb bu fekkee ay nit dañu ko bëgg a yeb ci ginnaaw di ko tutoyer mën na gedd mer bañ a def. mais terewul gedd bi est-ce que dina ko arranger. non gedd bi sax geddu mbër xam nga mooy lan am naa lu ma naqari wax naa mais mbër yi seen xol dara nekku ci suñu paree dañu mel woon ñoom parce que tey jii bu am bon promoteur ñëwoon doon dox combat ak Boy Niang fay ko lu ko jaral su ko bañee sax ñu ko encadré ñoom Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye ñoo ko ne bu ñu fontoo jëlal bëri ji mooy sa liggéey su boobaa da koy jël dem bëri ji. maanaam tey Balla Gaye bu ubbi woon foofu moo wax Boy Niang. Balla Gaye tëjul Tapha Tine waaw loolu laa lay expliqué mooy grand contre petit bi laa lay wax. Tapha Tine moom bawol yi nee nañ. grand contre petit ngeen di bàyyi kuy grand contre petit déjà xale bu toog ci balance def 130 kilos du petit kenn dañu wax ne fi nekk petit mooy lan. léegi bawol yi ñoom nee nañ rëg-rëg defu fi li tax mu war a bëri Tapha Tine. ba tey loolu gars yi ne adversaire moo dem boole muy Elton moom ak Elton bëre nañ rëg-rëg daan ko. mbër du bu looloo day màgg daan te garab ci ko lay fekkante c'est vrai boo tegee carrière Tapha Tine mënoo ko tëkkale ak carrière rëg-rëg waaye nag terewul adversaire am la xam nga dëgg gi moom day leer Tapha Tine jaar na fi jaar ci Elton mal mëne ko ba mu fa jógee Bombardier la am directement roi des arènes la am rëg-rëg mën na am chance boobu tamit Tapha Tine nag mën na def calculam ni du ma bëreeg moom li fa def defu ko. mais moom it risque la. excusez-moi ma ne combat yëpp risque la comme bu ma doon bëree sax risque la damay expliquer rek ngay bëreeg Balla Gaye yow mi risque la ndax foog mais bëri da ngay xaaj ci dóor sa fa xasal daan bëgg dañ lay mépp dellu ginnaaw gën a groupe kat appui dal na petit loo ndeysaan moom fils maa ngi koy nuyu du dara bon courage tegal ko ci kawam mépp la ko def rek muy wàcc rëpp ñaari omi parce que loolu tout simplement dafa concentré woon ci combat bi ak bañ a daanu mais teewul loolu la ko daaneel mais ay voilà donc la nga xam ne kon ku ne mën na daan sa morom te peut-être combat boobu moo nekkoon favori bi moom donc ku ne mën na daan sa morom nangoo bëreen te bëree rek fi ne. ñu dem ci Tapha Gueye adversaire lañu. yi fi adversaire yi ñu ko doon ñoom sax xam nañ ko mais Tapha Tine tam war na mën a bëreeg Balla Gaye Tapha Tine war na mën a bëreeg Gris Bordeaux. mais gars yi nee nañ guy gi Eumeu Sène mooy combat bi loolu la gars yi avantage di nun mu ne nee nañ Eumeu Sène Eumeu Sène Bombardier bañ bëree yàggut. d'accord naa loolu ba tey c'est vrai mais xam nga mooy li ma wax sànq rek làmb ñi koy diriger mooy promoteurs yi te nag sa waay ki yor alalam tànn mbër bu ko neex mu ko bëraloo mun na ko xañ yow mi yor sa caméra rek di filmer ak man Moustapha Gueye mi taxaw fii rek di wax mais nag li logique nag moom mooy schéma boobu gars yi indi woon am na solo guy gi Eumeu Sène neex na te Eumeu Sène xam naa ne nekkul kuy bañ a bëri guy gi bu ñu ko fayee lu ko jaral ndax moom artiste su bëri la Bombardier koo jox rëg-rëg dina bëri rëg-rëg parce que annoncé na ko bu yàgg donc yéen daal yéen fi nekk di wax naan ñi bañ nañ grand contre kenn bañul
mbër yëpp nangu nañoo bëri na promoteur yi génne koppar yi mbër yi dem bëri ci jeex na boobu di waxatu nekk discours kenn waxatul wax ci ay grand contre petit amatu fi ñëpp nangu nañoo bëri seen biir. non soo déggee gars yi di wax grand contre petit ñoom 6 personnes ci kaw ñooy bëri rek ay Gris Bordeaux Balla Gaye ay Eumeu Sène ñoom rek ñooy bëri rek di loolu la gars yi war a bañ nag wax kay lu wax ji mooy loolu nag dañu war a bañ seen tournée boobu ngi tourné seen biir loolu sax bokk na ci li gën a rek lamb xam nga enjeu bi lan la mooy gars yi dañu bëgg gis yu bees parce que mënoo nekk fukki at di gis benn chose bi Balla Gaye Modou Lo 2 fois Modou Lo Eumeu Sène 2 fois Balla Gaye Eumeu Sène 2 fois Gris Bordeaux gi 2 fois ku ci ne bëri naa si moom benn ba ñaar yoon waaw ba kañ loolu wax ji dafa war a frenkolaayu frenkolaayu mooy xale yaa ngi ci les jeunes lu aux dents longues xale yi nga xamante ne seen bëñ yi daa ñëw loolu ñu ngi fi yàkkamtee bëri ak ñoom pour détrôner leen léegi nag ñoom dañoo war a bëri ak ñooñu wane seen mën a war a ne ñoo fi ne comme ba ma ko tollee sama làmb jeex tàkk presque ci laa bëri ak Baboy ci laa bëri ak Lac de Guiers numéro 1 sama ménager la léegi bu waalo ci laa bëri ak Khadim Ndiaye mais logique na am ci 2 victoire léegi nag ñoom fi ñu toll ci làmb nii loolu la ñu war a def ubbi bunt bi bëri ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen tofo ci làmb làmb ji ubbee ko loolu amul la moom ñoom sax bañuñu ko nag yéen a fi nekk tay soxna ji damay ñëwaat ñoom nangu nañoo bëri ku ne promoteur bu jëlul xaalis teg ko kitaaba ji bàpp am ku ne dem si yoon moo fi amagul mag ñi nee nañ boo nekkee ne da nga ne champion nga tey ñu teg 90 champion da ngay jël ñëpp nga daan leen sa champion gën a fës dañ ne pour être un champion il faut battre tout le monde pour être le meilleur il faut battre tout le monde maanaam ku bëgg a mën ñëpp ñaan la yaay daal liñ kóor gi yaay daal gi da ngay daan ñëpp bañ a far fa waaye daan ñëpp amatul léegi de ndax par rapport xam nga mooy lan mooy dëkk naa Pikine 100% Pikine dëkk naa Guédiawaye 100% kii dëkk naa Fass 100% dëkk naa ku ci waay dëkk rek def ko 100% li muy ci Tëngéej tey ji Tëngéej département la boo xamante ne ña fa nekk ci écurie rek moo leen jëbëri seen biir duñu sax ñëw Dakar ay ndaanaan la fa nekk dañoo bari boo commencé diggante Thiaroye ba jëm Tëngéej ba jëm Bargny jëm Sendou ay ndaanaan bëri kat fi nekk yoo xam ne bu ñu ci saxaloon làmb Tëngéej saxal ko Bargny saxal ko Thiaroye dekkal làmb yooyu xale yi dinañuy bëri ba ay champion génn ci waaye 100% nag maa ngi di Italie yàq na làmb de. ñu dem ci Tafa Gueye mi nga xamante ne moo doon bëree ak Abou Diassé ni mu bëree est-ce que d'accord nga ci ndax kenn d'accordul da doon curuxu nangul taxaw benn yoon. waaw xam nga làmb nag des fois dafay dugal mbër ci schéma boo xamante ne man jot naa beaucoup de critiques pourquoi Tafa Gueye di bëri nii ndax yéen a ko conseillé pourquoi lii pourquoi là mais nag bon moom Tafa Gueye di tamit toll na ci làmb foo xamante ne bu ko neexee mu jouer expérience am bañ a daanu ñibbi je pense que ne noonu la ñu indi ci làmb ji. mais est-ce que loolu lañ doon xaar ci moom. non xaaruñu ma ci loolu ci moom mais aussi séntu nañu tam ci Abdou Diassé ah. séntu nañu ci Abdou Diassé fu Tafa Gueye di fekk mu nekk mu jàpp ko tëral ko. mais ku taxaw moo ko. malheureusement kon c'est ça donc c'est un combat boo xamante ne c'est un combat vraiment rigolo mais nag am na ba pare jàll na et voilà ça s'est passé comme ça. mais loolu mu def pour mu amaat ci combat nekkul daal combat boo xamante ne gars yi kontaan nañ ci parce que gars yi li ñu bëgg ci combat mooy spectacle ak bëre. def na fa nag danse def na fa créé xam nga Tafa Gueye nag dafa mën a créé. borom tarbaxa dafa mën a créé ay situation ak détails man dama yaakaar ne sax bu ñuy bëre ji man jota mën xam résultat bi après laa ko suivi ci net bi pour man dañuy dem rek Abdou Diassé jàpp ko daal parce que man xamoon Abdou Diassé mais mu gisee ne quand même différence taille bi ak différence poids bi wuute na loo maatoona donc Abdou Diassé waroon naa gën a yokk góorgóorlu loom Tafa Gueye dana gis naa sax mu daw jàpp